Mesdames, Messieurs, internautes Dakar Buzz, bonjour ou bonsoir, ça dépendra ci heure bi nga xam ne moom ngeen di xool vidéo bi. Alors, vous l'avez si bien vu, votre toute nouvelle émission yaa ko waral. Le concept est ki nga xam ne moo nekk star bi muy artiste bi woykat bi lutteur bi wala lépp lu mënti doon cette fois-ci dañ leen di defal privilège def benn documentaire ou bien benn reportage uniquement pour vous doo leen ci yëg dara, ça va être une grande surprise. Et aujourd'hui notre premier numéro est consacré uniquement à leader de la génération consciente ñëpp gën koo xam ci Pape Diouf. Alors il prépare son anniversaire, bien vrai que on a l'habitude di dem ci anniversaire mu nekk spectacle, mais cette fois-ci da koy def en huis clos parce que itam mbas mi nekk ci biir réew. Personne ne peut vraiment organiser un événement si grandiose. De ce fait suñu premier numéro ñu daal di koy jagleel dem nañ ci ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci staffam dem ci musiciens yi waaye itam dem ci famem ñi nga xam ne ñoo ko yar depuis ñaari tali. On a eu l'occasion aussi d'aller fi nga xam ne fa la Pape Diouf nekk en ce moment muy Mamel xool ñi nga xam ne ñoom la dëkkandool ñi ci biir kër gi naka la Pape mel ak ñoom. Alors Pape nous vous présentons nos excuses les plus sincères parce que itam dañu bett yi dara yëgoo ko ci, mais avec la complicité de madame Diouf Bébé Bass et Bour Gueweul fexe nañ ba gis ñenn ci ñi la jege ñu mën a waxtaan ak ñoom bu baax a baax. Alors en première position dañu dem xoole ñi nga xam ni ñoo nekk ci staff bi ak musiciens yi et juste après mesdames et messieurs mes chers internautes ñu daal di ñëw nag ngeen sous forme de commentaire ngeen wax li ngeen xam ne moom ngeen ci xalaat et continuez d'abonner parce que l'émission continue toujours avec des stars de renommée internationale, les lutteurs, les sportifs d'une manière générale, les politiciens yaa ko waral lépp pour yéen la. Alors dañuy dem léegi xool ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nekk ci staff bi ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci groupe bi muy génération consciente et juste après on vient xool leen et appréciez vous-même. Pape Diouf maa ngi représenté maa ngi bokk ci cellule charge de communication bi laa bokk ci nga xamante ni ñoo yor communication ba pare nag je pense di bras droit am di kenn ci moom. waa Pape su ma doon tënk ci moom li mu njëkk a def li ma marqué. mooy nit la boo xamante ni nit ku am ambition la nit ko la boo xamante ni nit ku gëm boppam la nit ku bëgg li muy def la mais nit la tamit boo xamante ni nit bu rampe la nit bu gëm liggéey la nit bu doylu la nit boo xamante ni la nit ku ñu yar la mais Pape dafay nit koo xamante ni liggéey da ko jaral lu ne man en général dama daan gis dañ daan jëlee Sénégal di yóbbu Europe mais Pape dafa jëlee Europe indi Sénégal waaw soo gisee may wax loolu man Europe laa nekkoon di liggéey. def naa fa des années sama njaboot nga fa ku ne dégg na restaurant Bour Gueweul ku ne dégg na Bour Gueweul àndoon ak di jaraxu doon liggéey ci événementiel yu mag yi daan dem tournée internationale fu ne ànd ak waa doomu Jolof ànd ak ñu bari di liggéey ma liggéey ak Pape Diouf benn événement boo xamante ni da ko marqué trop muy Dog Pullman le 4 avril nga xamante ni Tange Tandian moo jiitu woon ñëw dox ko waxtaan ceeg man ceeg doomu Jolof événement boobu ba mu passé mu ni ma Bour dama bëgg nga déplacé wu Paris ñëw Sénégal ñu liggéey. ba mu ko waxee nag affaire bi jaaxal na ñëpp parce que kuy jëlee Sénégal di yóbbu nga fekk nit def ay années Paris yàgg fa loolu am fa suturaam am fa njabootam di fa liggéey di ci gis boppam di dem fu ne ci àdduna bi nga ne ko dama bëgg nga bàyyi lépp ñëw Sénégal ñu liggéey loolu c'était pas facile. bi mu ko defee tamit bi ma ñëwee gis naa résultat bi rëccuwuma ko benn yoon wax dëgg fa yàlla teg na ma dans des bonnes conditions liggéey naak man. ànd naag man jox na ma sama cër gën na ma wan sénégalais yi teg na ma devant la chaîne yëkkati na ma gars yi gis ma ba pare nag mu jël liggéey bu am solo dénk ma di ko doxal ba tey jii ñu egsi fi ñu egsi loolu c'est pas facile. waaw Pape Diouf nag sax mën naa wax ni sama rakk la sama rakku xol la sama rakku bopp la kooku bu ngeen ma ci laajee dinaa sawar pour wax ci moom ndax dafa di ndaanaan loo xamante ni ndaanaan lu baax la xale bu baax xàmmee ràññee mën a joxe cër. kooku nag kuñ ko laaj ci moom di nga sawar pour wax ci moom ndax daf ma magoo def ma kilifaam te def ma conseiller am mu nekk loo xam ne lu yàgg la c'est une longue histoire depuis bi muy doog a ñëw ci musique c'est vrai que fekkante wuñu Lemzo jamono man Lemzo bi may dem Amath Sam moo ma remplacé après li ñoom génération Pape Diouf ñëw ñun fekk ñun beru nañu ba yor suñu orchestre mais Pape dafa mës a nekk sama xarit nekk xale boo xamante ni day déglu di gëstu lu mu xamul laaj la looloo waral sama xarit ak moom et puis man dama ko teel a gëm maanaam dama ko xool ne ko booy mun naa mën a ko yow soo góorgóorloo ku am avenir nga ci musique sénégalaise ku ñuy dégg ëllëg nga mu ne ma ne ko góorgóorlul Pape génne premier album am nekk Lemzo jamono di reprendre les morceaux yi nga xamante ni mooy répertoire Lemzo
mais naka à vue d'œil bi mu ko njëkkee déglu dama ne Pape Babacar Diallo sama manager bi ma ne ko Pape xale bi bu ñu ko jàppalee dina dem parce que il a une voix très juste ba pare il est correct bu ñu ko poussé dina dem de ba ni mu génnee ay morceaux ak Lemzo Jamono ba ni mu fa jógee beru def premier albumam ñu daje Sorano maanaam ko booy dama la waxoon rek moo ci nekk yow dama la sentir mais il faut que nga góorgóorlu nga dem nga liggéey yaa ngi dégg Pape na ne gëm loolu di liggéey ba benn année américains yi soxla ma biñ ma soxlaa ñaa ma dañu soxla ay artistes yu nu boo yoo xam ne dañoo bëgg nga yóbbaale leen indaal leen fii Amérique ma def choix sama porté sama choix ci moom ne Pape bëgg naa mu dem Ami Mbengue bëgg naa mu dem Aliou Kassé bëgg naa mu dem ak ay animateurs ñoom DJ Kalos ak yooyu yëpp ma yóbbaale leen Amérique mais bi ñu demee Amérique xale bi daf ma taq nekk sama wet yaru baax ñeneen di artistes yaa ngi fa woon de waaye man sama oto sax laa ko doon dugal ñuy dem ñuy waxtaan ma koy lu ma xam rek ci lu baax maa ngi ko koy wax di ko def ci bopp bi mu nekk ku correct gindee bi ñu defee bilan wu tournée boobu ba pare dama ko ne fekk gars yi di xuloo ay xuloo yu sew yoo xam ni am rek entre artistes dama ko ne fii bu amee artiste bu dellu siwaat fii Amérique di fi def tournée ëllëg mun naa ma ne ko yow lay doon yow Pape Diouf donc kon xam ngeen di kooku xam naa ko et dara may ko loolu talent am dafa am talent ku mën a way la ku mën a way la génération am c'est l'un des meilleurs de sa génération fa mag ñi jàngee la jàngee déggoo ma de fi mag ñi jàngee musique wala Pape Diouf mooy ci rescapé yi ñi mujjee jàng musique mu doon ndaanaan mën a way ci la bokk waxoon naa ko ba ñuy dem Bercy donc yàlla def aussi mu nekk xale boo xam ni gëstukat la ndaanaan la te it kuy déglu ay conseil la ñu ñibbisi mu commencé ko góorgóorlu commencé di génne ay album affaire yi di marché saa yu ñu dajee man ko li ma la waxoon yaa ngi ci yoon bi de wàccoo ko benn yoon ba tey lii am mu dem ba bokk ci ténoru musique sénégalaise donc kon suñu yéene ak suñu ñaan egsi na ci moom te musique damay wax ni ki jàpp ni moo ko mën rek ne du gëstu wala egg na fi mu jëm kooku mooy ki ñu raw te moom il a compris que ni musique liggéey la te affaire yi du mën a way kese comportement daf ciy bokk Pape comportement bu correct la am nit ku correct la nit ku civilisé la nit ku gëm boppam la nit ku mën a joxe cër la comme ni ma ko waxee tout à l'heure yooyu yëpp dafa wër ndaanaan bi ba nga xamante ni tey bu ñuy wax ndaanaan art ak carrière du benn fan du ñaari fan c'est tout un ensemble pour nga mën nekk ndaanaan. Pape de bu may wax si moom xam naa ne fii ba suba moom du ma fa jugee ndax li ma xam si moom mën naa ne bëri na ndax ku la yar ku ne di nga xam si moom yaakaar naa ne lu bëri waaw Pape nekk na nit koo xamante ne nii borom baax la nit ku am yar la waaw nit ku am diine la nit ku am lislaam ba pare nit koo xamante ne nii nitu sutura la te loolu ma gën a marqué si Pape lu ma xam si moom bëri na de. kooku du suma xarit suma doomu ndey la ñoo bokk ndey ndax sama diggante moom depuis xale la. waaw mën naa ni ñoo fondoo lépp parce que Pape man salaam moo ma formé may dem ci salaam ñu dem ba ci biir ma Pape kër ñoom salaam ak kër ñoom Pape ñoo jàkkaarloo kër maamam et ma dem ba ci biir maag Pape di ànd yàlla def sama digganteeg moom yàlla mooy boole yàlla def ci sama digganteeg moom lu rafet parce que li may wax rek ndax Pape giir gi mu nekk Lamzo jamono lépp maa ngi dem ñaari tel di ko seet ba benn jour Lamzo jamono di tëgg centre culturel française mu ne ma damaa bëgg nga ñëw nga jouer boo ñëwee nga bëf ci morceau Cocorico bi ma ñëwee ma bëf ci morceau Cocorico boobu instant boobu Salam quitté na Moussa Traoré fa nekkoon Pape ne ma ñëw bëf pare Lamine ne ko mais kii am na talent Pape ne ko suma xarit la Pape ne ma bàyyi ba ñuy commencé waat répété ñu dem répétition far yàlla def Lamzo tas Pape maa moom ñu ànd ñaari tali nekk ñaari tali bi yu defee ba affaire bi carrière bi tar ba tar man ko Pape nañ ñibbi ginnaaw raay munuma man ko nañ ñibbi ginnaaw raay bu jëmee ginnaaw raay lépp dana baax parce que mère baa nga fa yaay Thialla sama yaay ju baax jooju Baye Cheikh Diouf ma nga fa yàlla na ko yàlla xare àjjana yi gën a kawe
góor googu nekkoon koo xamante ni ku dëggu la ku direct la ku jullite ku bëgg njaboot man daf ma defoon comme doom ji mu jur bugul tey su ma jotoon ak pap tey barki sëñ Babacar Si ma lay faral mu nekkoon sama xarit yaa càlla moom kooku ma waxuma ay waxam damay ñaan yàlla rek yàlla may ko gudd fan ak wér mais pap dafa nekk nit koo xamante ni nitu kersa la pap nitu kersa la nitu sutura la te ku nekkul ak moom munoo koo xam parce que dafa nekk nit koo xamante ni lépp lu muy def rek ci sutura la koy def te bëggul ko toroxal nit te bëggul ko tuutil nit parce que nit ki lépp looy wax da ngay xool sa diggante ak sa borom ndax fa ngay tëdd ëllëg yow rek yaa fay wéet kenn du la fa fekk te li ma xam ci moom rek laay wax te li may wax leer na waa groupe bi yàlla def ñu taxawal groupe nekk ci affaire di xoslu yàlla boole ñu ko suñu benn grand bu ñaan Mama Si jàpp ci suñu carrière jàppale Pape Bokar Diouf ñëw jàpp ci Mbaaxe Jaw ñëw jàpp ci Laay Diouf ñëw jàpp ci Abat Badji ñëw jàpp ci ñu taxawal di puus ba yàlla def Bakan Seck ànd ak Pape kër Jibi Mbay mooy suñu premier album Yeewu Leen diggante boobu nag taroon na parce que Pape fi nga koy gis ni mel nii la mel dafa mës a timide man ni ma yëngatoo dugg ci nit ñi mën rek la dal sax fekkul Pape parce que moom day am kersa googu guddi gi day jot man dem ne ko sa waay xaar ma dem lijjanti lu ñu coob bu ñu demee lijjanti lu ñu coob maa ngi moom ñu toog ànd lekk yaa ngi dégg mooy bu amee xaalis ñu indi ñun tamit ñu bokk lekk. waaw loolu moom dëgg la am na lu bari loo xam ne gars yi umpale nañ ko si moom mais man xam naa si nag lu bari xam nga léegi maanaam Pape daal dafa nekk nit koo xam ne daal maanaam c'est que xam man sa bopp sax man mënu ma sax def témoignage si moom parce que su ma defee témoignage si moom sax dina foog ne xëy na peut-être lu ma nekk si moom la mais Pape li ma xam si moom bari na trop te li ma la si wax rek téere la waaw non loolu moom foog naa ne sax jarul sax ma siy wax sa waay social rek ñëpp xam na ne Pape moom si loolu lay dox moom nit yi xam ko ñu bañ ko xam si loolu lay dox social moom macha allah loolu moom suñu borom dakaa bind si jiwam waaw. loolu su ma la koy tënkal dinaa ko tënk Big Taf ci lu gàtt rek Pape nit la boo xamante ne booy wax ci moom jarul ngay guddal parce que nit la boo xamante ne nit ku humble la nit ku simple la mais tamit nit ku mën nitam la Pape moom ak orchestre bi c'est une famille moom ak ay dëkkandoom su ma sañoon sax di ngeen doxante ba ci ay dëkkandoom ngeen tàllal leen mi comme ni ko gars yi di waxee micro territoire da nga dégg ñu wax ci Pape ñun luñ dul mën a wax ci Pape ci social ci def te kenn du ko yëg est-ce que xam nga Pape bari na kër yoo xamante ni Big Taf Pape mooy joxe dépense kër yooyu bari na kër yoo bari na ñoo xamante ni seen location chaque fin du mois Pape moo koy fay te kenn du ko yëg parce que moom noonu la ko yàlla bindee ndeysaan maa ngi fàttali ko ndem si yàlla si nga xamante ni mooy Mor Mbaye jour dëjëm laa soog a xam ne Pape Diouf moo doon fay location ci jour dëj bi lañ koy soog a yëg ndax tellement que bari sutura gi mu bari sutura te fi mu koy def bari na vraiment muy nit koo xamante nit ku yaatu la di nit koo xamante ni nit ku dëggu la nag du ànd ak nit ci caaxaan du ànd ak nit ci parce que du nit ku foo Pape léppam nii la boo ànd ak moom di nga bëgg a liggéey di nga gëm sa bopp di nga am dignité di nga am diine di nga fonk say waajur te it wax dëgg fa yàlla alal fu mu la fekk fa la lay bàyyi c'est-à-dire li mu lay njëkk a jàngal mooy ngor mooy gore ak lu ñëw nga doyloo ko parce que man dama naan ko c'est le seul artiste buy dundee baatam man mën naa waat ni bokk na ci artistes yi nga xamante ni baatam lay dundee mooy ça veut dire que ni Pape amul benn liggéey way mooy métier way fayeeku te artiste bu melee noonu rek ak fi Pape jaar lépp boobu ba léegi ak Pape fi mu jaar boo xool man damay wax à chaque fois seetal Pape ñi mu doon wayandool ñëpp 25 ans de carrière à part mag ñi fi nekkoon ki ko ci def ba léegi nii ngay produit ci salle yu mag yi di produit ci événement yu mag yi am label bu mag bu toll Universal di am ay contrat bokk na tey ci artistes yi ëpp contrat di dem ay tournée internationale la seetal ci ay moromam ñëpp ku ci am 25 ans de carrière di exister ba léegi. yaakaar Pape da lay defal ne la boo ko waxee ma bala li may wax waa Pikine ñu ngi may dégg Jacques Chirac bi ñaata conteneur la fay wàccee
ci affaire handicapé ci ay millions te day joxe lépp day maye lépp te boo weddee li ma la wax dama la ngeen seeti biram ndaw li may xam ne ci dara Pape day dem def li muy def ba pare nga wax mun la boo ko waxee banaa la dama la wax benn jikko ci moom am na ñu daan ñëw soirée di ko teral du bëgg sax ma wax lii waaye dinaa ko wax leeral di ko teral nga dem ba tollu diggante barki Seydina Mohamed mu taal otoom wool na ma la gëj a gis nga wax ko mun la foo ne boo ko ne fii mu fekk la fa la mu as néew dina ko bokk ak te du bëgg kenn xam ko jikko boobu mi ngi ci moom waaw te it buggul hypocrite parce que jikko boobu dafa dem ba dafa nekk ci man maa ngi moom a yem ndax fañ yor la muy bàyyam man sama kër yaay daaw ma fa nekk man chaque jour que ñoom Pape laay nekk suba 24 heures sur 24 su ma demee 9 heures xam bër laay ñibbisi 1 heure du matin wala 2 heures Pape li ma xam ci moom bari na parce que dafa nit ñi koo xam te ni ku nekkal ak moom doo ko xam xol bu rafet la yor wallahi barke Mouhamed ñi ko jege ñëpp ko waxal yàlla xol bu rafet la yor Pape ni ko gisee noonu mu toll noonu la toll amul problème mu àdduna wër na Rasulullah noonu mu toll noonu la toll c'est que dañ ñaan ma da nga koo bëgg ba Pape da nga non man parce que li tax ma bëgg ko man maa ko xam parce que Pape li may wax ngi may déglu ànduma ak moom ngir dërëm ànduma ak moom ngir succès. non Pape ak musicien bi moom xanaa peut-être que koo xam ne yow yaa dem ba doyal nga dem war nga bëgg a viser leneen mais moom ak musicien bi macha allah vraiment képp koo xam Pape moom amul benn problème ak ay musicien lépp lu war si ñoom mu ngi koy def à part ñëw tëgal ko rek du loolu de Pape musicien dañ koy tëgal en même temps képp koo xam ne am nga loo bëgg si moom non xanaa nga bañ ko wax waaye nga ko non mu taxaw si ba mat sëkk waaw. musicien jàmm ak salaam rek kon gis nga ko nii maa ngi nii dama këram laa nekk nii dëkk nañ 4 ans xaw ma fenn mënumaa dem fenn fii rek laa mën a fréquenter fu dul këram kon tey jii mun naa ne loolu rek ku la koy defal surtout ngeen nekk ay musicien loolu kenn mënu koo fay nekk naa ak ay musiciens yoo xamante ne nii dina déggante ak ñoom téléphone dina wootante ak ñoom dina kaf ak ñoom di ree tëjalul kenn buntam ku ko soxla du nga ko jot loo soxla suba ba ngoon Pape Diouf barke Serigne Touba moo si gaaw boo amee jàkkare xol laay waxee nag de parce que tey jii nii xam naa ne ñii mosuñu ma gis sax may wax si ay affaire Pape Diouf mais Pape loo soxla du xaar sax nga ñëw booy wax barke Seydina Muhammad mu génn ko jox la ko billaahi wala di def ko di nekk nit koo xamante ni day def social te kenn ma samba du ko xam ma demba du ko xam parce que noonu lañ ko yare ñu nit noonu lañu yare lu ma xam si moom daal bëri na barki borom jaareem. tey groupe bi am na ñu fa jaar kenn ku nekk Pape am na fu mu jaar ak yow parce que Cheikhul Khalifa ci ceraanga te du ko wax parce que nitu sutura la parce que bàyyam da ko daan wax naan muy bàyyi Cheikh da ko daan Pape Diouf sa loxo bii li muy def bu ko sa loxo bii yëg ndax def bu demee ba nduróog def bu demee ba amee woon day nduróog ngistal te yàlla buggul loolu. parce que Pape moom vraiment lu muy dund moom su lu metti moom non bari na trop mais doo ko xam si moom waaw da koy dund nga ñëw mu toog yow di ree di def lépp wala muñ ko waaw vraiment loolu moom xam naa ko si moom baax a baax waaw. mais ñun toog nañu 2 ans yoo xam te ni sa waay dafa metti trop bu ñu xëyee passe bu ñu yóbbu Dakar duñ ko am man ak moom ak Laye Diouf barki Seydina Mohamed bu ñu xëyee suba teel sax lu ñu ndekkee day tar ci ñun mais dañ ko doon gérer gëm ni dina baax jour bi moo ko njëkkee ne ko mbëraa ma ni ko incha allahu rabbi Bercy di nga fa tëgg boobu génneeguñu sax suñu kastu yeewu leen suñu premier album boobu génneegul ndem si yàlla si papa xool ma ree ne ma maane mu ni ma da nga yéene sa xarit da nga bëgg sa doomu nday ji waaye des na de man ko papa barke Mouhamed dinañ tëgg ji Bercy fi ñu amee Bercy la yàlla dogal góor gi fekkeewu ko yàlla muy des de mais maag pap jaar nañu ci métti bu nekk taw na ñu ànd tàng na ñu ànd man ak moom dafa mel ni Cheikh Rafal Sëñ Touba sama diggante ak moom loolu la
te ay xarit bu ñuy ànd boo bëggee yàgg ak sa xarit bul teg sa bët ci li mu am ndax boo tegee sa bët ci li mu am iñaan dugg te bu iñaan duggee bu yàggee soxor dugg te moo ni moom li ko yàlla wërsëgal mën na ma ko xañ mën na ko xañ ay rakam jox ko jàmbur yi toog wallahi bu ñu waxee mu ne ma yow ci man nga bokk bu ñàkk di am yaay ñàkk mais ñeneen dañuy am parce que maag yow ñoo bokk ndey ak baay. bon moom xam nga Pape moom bon ay mbégteem moom tamit waaw bari na des fois moom mu kontaan xam nga ba su kontaanee moom pour te dire xoolal non nga nekk sootam rek non xoolal lu mu yor yaa ko moom waaw loolu moom dëgg la waaw lu mu yor moom non yaa ko moom àll moom boolu ko ak kenn moom wax dëgg fa yàlla waaw. yow si man waxuma la waxi tabaski sax déggoo ma ne la Pape moo gaaw si ñun Pape yàgg naa def lu baax muy man di sama morom di képp ki nga xamante ne ni dégg nga ne ñu ne moom mi ngi si Pape Diouf Pape defal na ko lu baax du benn du yoon parce que danoo dëkk damaa xam danoo dëkk Pape yàgg naa defal nit ñi lu baax tabaski bu jotee du xaar sax ñu wooñu suñuy xaar mais da koy def te du ko def te yàlla tax te du ko wone du ko jëfe du ko doxee parce que loolu lañ ko yoree mais Pape seetaanuñu si dara. waa bii xam nga lu tax ma indi leen fii parce que fii dafa am benn surprise bu ma fi def bu ma fi dab parce que gis nga fi ma taxaw nii ci balcon bi damay taxaw nii ci balcon bi ñu woo ma téléphone ma décroché ñu ni ma buur yaa ngi sa kër ma leen waa maa ngi sama kër ma di leen expliqué taxaw ci balcon bi ma taxee ci balcon bi di leen expliqué ñu oto bi droité ma gis xar wàcc ma daal ne waaw lii du mu demee nii ma gis xar wàcc man li mu demee nii ñu ne ma su waay ñu yónni Pape moo ñu jox xar bu baax bi ne mooy sa xarub tabaski waaw loolu am la am na lool macha allah xam nga nag moom day nit koo xamante ne bu defee day nëbbu wax dëgg fa yàlla ñu xam ko ci loolu mais tamit waaw mais tamit lu baax kenn du ko nëbb vraiment musicien yi staff bi mbokkam yi xaritam yi mbokk dëkkandoom yi vraiment def na ak ñoom teraanga ba fépp fu xar war a wàcc rek wàcce na fa xar ni mu ko defee nii oto yi noonu la wëree kër yëpp defee ko noonu ci musicien yi ci staff yeeg ci ñëpp vraiment macha allah. non loolu moom moo xam nga koo xam ne da ngaa toog sa papa da laa gërëm ba mënut laa gërëm moo doon diggante moom ak papaam di diggante moom ak yaayam franchement parler papaam moom ko la da kaa gërëm bu baax a baax sax waaw loolu moom macha allah waaw vraiment. waaw Pape ak yaayam nag loolu je pense très bien que ni am na ñoo xamante ne sax boo leen ko déggoon dinañ ci wax lu mu mënta wax. parce que wax dëgg fa yàlla Pape yàgg nañu 98 man maa njëkk a formé fan si club Pape Diouf à Thiaroye moom jour boobu Kaolack la doon dem mu ànd ak maam Mané luyee benn cette place je me rappelle très bien woo ma ne ma buur bàyyi ma jaar fa vite fait gis gars yi daw dem parce que dama am benn playback Kaolack 99 ma commencé voyage ñu réeroo ba 2010 ñu retrouvé waat France kon kooku mën naa wax ci moom lu bëree mais Pape digganteem ak yaayam diggante bu sensible la Pape boo dégloo morceau bi mu woy yaayam demoon na ba benn moment déggatoo ko parce que je me rappelle mës na ko tëgg grand théâtre mais je pense que xaw tuuti mu yàq événement bi ñëpp a jooy parce que li muy woy lu réel dafa am lu dëggu lay woy lu digganteem ak yaayam Pape booy seet bu ciy wax sax c'est-à-dire affaire bi dafay dépassé parce que yaa caala ñi ngi dafa muñ waajal ay doomam li ni ko Pape di waxee daj lu ne gis lu ne te teewul mu randu benn yoon teewul mu daw benn yoon uniquement pour bëgg a defar ay doomam yaa caala nëbbatu na yaa caala doo ko gis ci écran yaa caala foo ko fekk effacé wu na te foo ko fekk mi ngi julli nit jigéen ju sell la jigéen ju yiw la te boo demee ba gis ko di nga xam ne jigéen ju sell la yaa caala boo xoolee Pape dem xool yaa caala rek da nga xam noonu la mën a demee jigéen ju muñ la parce que même buñ ko fekkewul sax fii ku fi muñ rek ñu xam ko ndax say doom dinañ ko tuutaroo say dëkkandoo dinañ ko tiitaroo. waaw li mu koy wax mooy que fu mu teg tànkam bu mu ko teggi de waaw bu mu ko teggi parce que nekk dèjà moom nekk na nit koo xam moom ay affaire de star yooyu sax moom ñoddu ko dèjà ñoddu ko quoi loolu fooram la te gàllaajam la donc fu mu teg tànkam moom non bu mu ko teg fonk na nit respecté na ñi mu nekkal. xam nga vraiment mu ngi jàppale ay nitam tamit nag bu baax a baax mu ngi jàppale ay nitam bu baax vraiment waaw man xam naa si dara bu baax parce que man tey ñu bëri ñu ngi fi di leen jàppale si sutura si suuf
kenn du xam waaw man lay yebal ma dem def ñëw mu yem sama diggante man moom ak ki ñu ko sekkal waaw man mi ngay gis ni yàgg naa ak moom ça fait des années mun naa ne war na def 20 ans mais sama lu bëri moom koy gérer waaw tabaski su jotee daf may assurer sama tabaski korte su jotee da koy assurer te man nu ma koy defalee noonu la koy defalee tamit ñeneen ak ñeneen ak ñeneen si suuf kenn du yëg waaw macha allah. xamuñu dara ñuy jàng musique mu tettañu danoo yar bu julli jotee man dama doon dem seen kër falaa dëkkoon papaam bu julli jotee barke Serigne Touba looy def da nga koy bàyyi Baye Cheikh Diouf yàlla na ko suñu borom yërëm looy def da nga koy pap am na diine am na yar man daal pap bu may wax si moom billahi wallahi waaw parce que loolu yariñ bi la loolu yar bu ñu def si moom loolu Baye Cheikh Diouf moo ko def si moom ndax yar gi mu am barke Serigne Touba Mbacke dama koy ñaanal daal sama mag gi sama papa sama lépp tawféex dund 100 ans loo dund doyul barke Serigne Touba disque d'or bi nag day ñëw te lu ma la wax nag mos koo gis barke borom jaareem. bu koy dénk leen rek la fi mu teg tànkam bu mu teggi tànkam ndax gëm na liggéeyam te macha allah li muy def yàlla may na ko ci don mën na li muy def pire leen rek laa koy dénk bu mu déglu bu mu gestu na avancé te xam naa ni mi ngi ci chemin boobu te mi ngi koy dox. waaw kooku nag kookoy madame Diouf bébé baas Pape digganteem ak soxnaam Big Taf ñaari baat rek laa la ciy wax gis nga soxna bu la bëggee dëgg ku la bëgg da koy bëgg is xam nga bébé baas dara ñor ko ci àddunaam lu du Pape Diouf ba tax na tey jii Big Taf yow boo ñëwoon léegi am noo mel ci Pape keroog jour boobu ak noo mënti mel jikko joo am bébé baas xoolatu ko bëgg na la te yàlla tax parce que moom Pape la bëgg nit nag boo ko bëggee lu tax ci moom da nga koy bëgg Pape nag di góor goo xamante ni ci njaboot ku ñeme njaboot la ku bëgg njaboot la ku fonk njaboot la mais ku fonk soxna la ku fonk jigéen la ku fonk bébé baas la parce que tamit jigéen bu toogee sa kër muñ fa lépp ba lépp fekk ko fa mérite la nga fonk ko mérite la nga am foo ko teg ku fonk bébé la ku ko jox cër la ku ko teg fu kawe la ku fonk njabootam la boolewul bébé ak dara parce que bébé ko fa liggéey. waaw mooy génération consciente dafa nekk loo xam ni génération consciente dafa nekk groupe boo xamante ni ci groupe yi ñu gën a déglu fii Sénégal la bokk man de ci groupe yi ma gën a respecté la bokk parce que ñoom Jules Diop ñun ñëpp jaar nañ ci man te xam naa seen valeur ak seen kii donc yor na groupe boo xamante ni dañuy liggéey di répéter di ko teg ci yoon et dañuy gëstu aussi donc génération consciente bi Pape commencé liggéey ak ñoom dem nañu ay scènes yu mag ay tournées yu mag dem ci place yu mythique yu gën a mag ñu jëfoo yu mel ni ay Zénith yu mel ni ba ci Bercy bi ñu mujjee def donc loolu groupe bu ndaw du ko def de groupe buy liggéey moo koy def te nag ànd na ak ñoom ñu gëm seen bopp gëm seen groupe di liggéey donc damay wax ni c'est l'un des meilleurs groupes de ci génération bi ñu toll c'est parmi les meilleurs groupes ci génération consciente ci la bokk. Pape it damay wax ni nit da ngay màgg ak sa musique Pape dafa liggéey ba màgg ak musique am maanaam toll na fi nga xamante ni fi mu mën a wéyee dëgg la toll maanaam diggu doole ci way yàlla na ko yàlla lafal cat may ko wér ak gudd fan bàyyi kook entourage am bàyyi kook ay ñi koy jàpp ay xaritam bàyyi kook ay fansam keroog ba mu demee ne dafay demal boppam dama cee kontaan trop parce que nit da ngay weesu xar day weesu mbote te diggu doole kenn du si tollu ñaari yoon moo tax dama ko ci encouragé di ko ñaanal di ñaan sénégalais ñu jàppale ko di ñaan ay xaritam ñu jàppale ko di ñaan ay fansam ñu soutenir ko parce que c'est quelqu'un de très courageux et doon sama xarit na doon sama rak li mu doon sama rak tey sama xarit la parce que dañuy waxtaan profondément maak moom et am na loo xam ne générosité bi nekk ci moom nag mënu ma ko expliquer reconnaissance bi nekk ci moom mënu ma ko natt parce que koo xam ni doo ko ñaan doo ko def dara mais day jékki-jékki rek ñëw rek fekk la nga toog mu jox la addiye bu ma nee la grand maa def li ci yow loolu su ma ko waxulee du ma gor Pape dafa may defal lu mel noonu day ñëw ne ma rus na maa gis sax te joxuma dara moo tax dama koy daw du ma fa dem sax tu vois donc damay wax ni tey buy anniversaire dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér ak wérle
yàlla defal ko carrière bu kawe njortam parce que lii damay wax ni première étape rek la defagum ci carrière am premier ce n'est que le début du commencement mu ngi affronter lu metti mu tombeek nag fi musique méttee waaw fi musique méttee mu tombeek am courage bi mu am tey ñu koy dégg muy liggéey di wane ay preuve tout le temps donc maa ngi koy ñaanal yàlla na lépp oyof yàlla na lépp yomb yàlla na ko yàlla defal dolli sutura yàlla na ko yàlla bàyyeek ay nitam yu baax yàlla na ko. waaw mooy génération consciente dafa nekk loo xam ni génération consciente dafa nekk groupe boo xamante ni ci groupe yi ñu gën a déglu fii Sénégal la bokk man de ci groupe yi ma gën a respecté la bokk parce que ñoom Jules Diop ñun ñëpp jaar nañ ci man te xam naa seen valeur ak seen kii donc yor na groupe boo xamante ni dañuy liggéey di répéter di ko teg ci yoon et dañuy gëstu aussi donc génération consciente bi Pape commencé liggéey ak ñoom dem nañu ay scènes yu mag ay tournées yu mag dem ci place yu mythique yu gën a mag ñu jëfoo yu mel ni ay Zénith yu mel ni ba ci Bercy bi ñu mujjee def donc loolu groupe bu ndaw du ko def de groupe buy liggéey moo koy def te nag ànd na ak ñoom ñu gëm seen bopp gëm seen groupe di liggéey donc damay wax ni c'est l'un des meilleurs groupes de ci génération bi ñu toll c'est parmi les meilleurs groupes ci génération consciente ci la bokk. Pape it damay wax ni nit da ngay màgg ak sa musique Pape dafa liggéey ba màgg ak musique am maanaam toll na fi nga xamante ni fi mu mën a wéyee dëgg la toll maanaam diggu doole ci way yàlla na ko yàlla lafal cat may ko wér ak gudd fan bàyyi kook entourage am bàyyi kook ay ñi koy jàpp ay xaritam bàyyi kook ay fansam keroog ba mu demee ne dafay demal boppam dama cee kontaan trop parce que nit da ngay weesu xar day weesu mbote te diggu doole kenn du ci tollu ñaari yoon moo tax dama ko ci encouragé di ko ñaanal di ñaan sénégalais ñu jàppale ko di ñaan ay xaritam ñu jàppale ko di ñaan ay fansam ñu soutenir ko parce que c'est quelqu'un de très courageux et doon sama xarit na doon sama rakk li mu doon sama rakk tey sama xarit la parce que dañuy waxtaan profondément maak moom et am na loo xam ne générosité bi nekk ci moom nag mënu ma ko expliquer reconnaissance bi nekk ci moom mënu ma ko natt parce que koo xam ni doo ko ñaan doo ko def dara mais day jékki-jékki rek ñëw rek fekk la nga toog mu jox la addiye bu ma nee la grand maa def lii ci yow loolu su ma ko waxulee du ma gor Pape dafa may defal lu mel noonu day ñëw ne ma rus na maa gis sax te joxuma dara moo tax dama koy daw du ma fa dem sax tu vois donc damay wax ni tey buy anniversaire dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér ak wérle yàlla defal ko carrière bu kawe njortam parce que lii damay wax ni première étape rek la defagum ci carrière am ak kam mën fubal la illa illa jambe magique la de fubal rek lay def ban poste. bon non vraiment ne poste bi bu mu forum nag moom xaw ma ko nag exact moom mais fubal moom non su nekkoon waykat footballeur lay doon de bu mag sax à part loolu métier bu ma jàng muy plomberie waaw macha allah. mën na plomberie parfois dina bricoler ci kër gi. non booy ginnaaw raay la. il du ko yàq fenn xanaa mu bañ a am jot. waaw mu bañ a am jot. macha allah waaw mais bricolage moom. ah non yow tamit. Je pense bien vous avez bel et bien apprécié, je pense bien vous avez bel et bien aimé ñi nga xam ni ñoom def nañu témoignage vous avez bel et bien vu Bour Gueweul moom wax na waaye gis ngeen ki nga xam ne moo di Mor Mané toujours da nga koy gis ci ginnaaw Pape Diouf waaye Ousmane moom itam dégg ngeen ko bu baax a baax a baax a baax ah Assane Balaxal ñu dem Gueweul moom itam def na témoignage am donc la majeure partie des gens ñi toujours ñooy accompagner Pape Diouf ñi nekk sur scène ñi nekk sous scène ñi nga xam ne toujours ñooy les hommes de l'ombre gis nga leen noonu ñu def témoignage exceptionnel te lépp bu ñu ko daal di jàngatee que Pape c'est une personne timide c'est ce qu'on a l'habitude de voir certes Pape c'est une personne vraiment discrète c'est ce qu'on a l'habitude de voir aussi une personne boo xam ne buy def nee nañ bëggul kenn yëg ko donc loolu itam mu bokk ci les vertus d'un musulman alors dañuy dem parfois nag dañ ne ba xam nit baax na ñu ne ba xam mbokk yaa ko wax alors mesdames et messieurs mes chers internautes dañuy dem au niveau de sa famille da ngeen di dégg toujours mu ne maa ngi yaroo
ñaari tali googu nag la ñu dem on aurait bien aimé dem fi nga xam ne mooy di ci Pikine ginnaaw raay ci maire Thiala ñi nga ak i rakam ñooñu wax waaye ki nga xam ne moo ko yar mu nekk yaayam foofu noonu ci biir Pikine ay oncle am ay meilleurs amis ñoom itam génn nañu wax qui est Pape Diouf réellement. Alors mesdames et messieurs, encore amis chers internautes de Dakar Buzz nañ dem déglu la famille la maman les oncles les amis les frères et sœurs mu nekk Kër Ngéwél juste après on revient. kooku moom boo ma laajee ci moom dinaa la mën a wax dal lépp ci moom ndax tubaar fakàlla macha allah maa ko boot te rëccuwuma lu ma ko doon boote fonk nañu fonk na ay nijaayam fonk mbokki papaam fonk mbokk baayam tubaar fakàlla Masamba Diarra Diouf ma ca yeede maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram rëccuwuma moo ko doon boote. nit ku baax la nit koo xam ne lépp lu mu am bokk na ko doomu aadama yi lépp lu mu am bokk na ko ay bokkam lépp lu mu am bokk na ko ay am di jàmmam lépp lu mu am bokk na ko ñi ko yaakaar deseeg suñu borom ci famem la ko njëkkee kenn mën Pape bu tegoon fii junni ne ku mës a lekk sama alal ci biir kër gi kaay jël ko junni boobu kenn du ko laal loolu yàlla defal na ko ñi ko yàlla booleel tamit dañ koy seede du ko fekkee ndax nit koo gis journal la bu ñu koy ubbi du ko jàng du ko fekkee fekk naa ba tay ñuy seede ci moom ay jàmbur ak ay nit ñoo xam ne dama xamante ak ñoom reconnaissance bi Pape am ak ñoom ci kaw yoon mu dajeek ñoom te ku ci nekk bu dajew bu dee ay at bu la gisee dina jaar sa tur fonk ñu lool fonk ay tantam fonk ay yaayam fonk ay nijaayam fonk ay cousin yi nga xam ne moom la ko yàlla booleel tubarkàlla te lu mu am bokk ak ñoom te yaayam yàqu ci dara aussi waaw jàppale na ko ci gunge ko ci Pape aussi ñu yar ko ci diine yar ko ci islam yar ko ci ngor yar ko ci jom kon lépp loo xam ne nii nit ki mi ngi koy def pour que ay liyam ak ay mbokkam mën a nekk dans de très bonnes conditions ak ay am di jàmmam ak ay dëkkandoom ak ñi ko yàlla booleel ak ay soppeem ak ay fan sam Pape mi ngi ci waaw. am na yar am na taalibe nangu na liggéey doon na tamit nit koo xam ne ku yërëm njabootam la bëgg njabootam bëgg li muy def bëgg ak askanam nag teg ci muy askanu ngéwél gi nga xam ne moom la bokk parce que Pape tey jii fi mu ne nii ñu bari dañoo réere mbir na Pape ci kër ngéwél la juddoo parce que fii mu juddoo nii kër gii artiste bu mag bu nekk jaar na fi artiste bu mag bu nekk jaar na fi ndam si yàlla si jut sekk mi ñuy wax nii mi ñuy jooyte noppi gu fii la jaar ay nijaayam tamit ñun ay artiste lañu benn ci nga xam ne ñoom ñooñu meññ ci art bi muy ay nijaayam ku mel ni Boy Ñing ay ñoom Assane Jabaay ak maamam Aliou Faye ak man mii di wax ak man mii Assane Ñing artiste laa. Pape boo may laaj lan laaj ci Pape Diouf dafay nekk loo xam ne lu ma neex lay doon c'est un frère c'est un ami c'est un confident franchement li ma mën a wax ci moom bari na c'est vrai je suis très jeune c'est mon grand frère mais lu bëri mun naa ko expliquer ci moom parce que fekkee naa quoi démarrage am buy bind waayam lem soo jamono yooyu yëpp waaw ma du ma wax sax un ami d'enfance parce que grand frère la ci man confident la kilifa la ci man voilà moi je le considère pas comme un ami d'enfance c'est un frère pour moi un confident nekk nit boo xamante nag nit bu humble nit bu disponible ci ay nitam nit ku am colère ci ay nitam nit ku fàttewul démb quoi boobu ba léegi man ak moom mosuñu tàqali ko on est toujours ensemble lu muy def dina ma woo lu muy organiser dina ma woo dinaa joxe sama xalaat bu daree def loo xam lu dul noonu sax su ma ko woowee ne ko Pape lii c'est pas normal day jël sama xalaat man tam automatiquement day arrêté ñu taxaw ñu xool naka la ñuy avancer kon ça nit kooku am na fu mu la teg. waaw ndaxte Pape joxoon na ma ko ndaxte waa kër baayam doon way waa kër papaam waa kër yaayam it tuwaar fakal la macha allah fi la juddoo fi la yoroo ngéwél gaa ngi nii nijaayam da doon tëgg xaadir la waaw. ndax Pape su ma yeboonee ba mu njëkkee di commencé ay way bu ma fekk ña nga nekk Pikine mu ànd ak as joxaane ñu dem ci benn kasak mu daan ne wéli jabari naar yi yéen a rafet kaar fekk mi ngi doon jàng ma ne ko waa Pape ma ne ko waa yow damaa dégg ngay way ca naar ya di leen wayal ñuy reetaan ak def lu ne
waaw yow de ku la xool xam ne xel ne soo moytu da ngaa fas yéenee doon yow artiste nga nar a doon mu ree bay bëgg a dee te macha allah sama mag ji maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram lekkut bàyyi ma lépp lu mu am mi ngi koy bokk ak man di ko bokk ak ñëpp waaw ma di ko ñaanal na gudd fan ak wér gi yaram yàlla bu kenn séddale dara ñi ngi sa ginnaaw waaw Masamba Diarra Diouf ma ca yeede moom it maa ngi koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na ay yaxam sedd waaw ndax bu ko neexoon tey ji ma boot samay doom mu tàggale ma ak samay doom waaye Cheikh Diouf defu ko waaw ma di ko ñaanal nag fee mu tëdd yàlla na fa suuf sedd guy ci kawam. am na boo xamante ne su ma saana dem génn su ma ko ne waa Pape mu ne ma ne ko ah tey jàngiwoo mu ne ma jàngiwu ma bu ko defee ma ànd ak samay xarit ñoom naatu faal ànd ak ñoom bu ko defee ñu commencé. suñ ne ma Pape fee la doon waye dama leen foofu la doon waye mu ne maa ngi leen di xaar yéen moom tey du ngeen fi génn ma ne ko jàng lan la wax loolu di nga jàng de waaw waaye nag booba fekk nag yàlla suñu borom tudd na lii. bu baax a baax a baax a baax xam nga daa am loo xam ne am ñu fekke am ñoo xam ne ni fekk am lu leen échappé mais Pape lii mu nekk tey bettu ñu de ñun ay mbokkam dafa am métier 7e catégorie lay def en plomberie. immeuble yu bari fii moo ko installé en sanitaire bu wëlbati ko nekk 7e catégorie am métier dem ba bàyyi loolu lépp ne way laay def papaam daan sol mbubbam yàlla na yàlla yërëm te jéggal Cheikh Diouf ñëw jógee caaro yi ñëw di ko fekk si fii ne ko da nga bàyyi woy wi par force parce que da ngaa am métier dama nga topp sa métier mun a papa woy wee ma gënal métier mi kon ñun estaram bettuñu ndax xuloo na ci ak papaam xeex na ci ak moom lu nekk daj na ko mun na ko lépp lu ma am micro moo ma ko gënal nag mu war a way nag ndax fa mu cosaanoo ca guy géwél ca njaañ mbumbi bu takkusaan musaan jot sabare da daan sajji ñay létti di létt ñay tëgg di tëgg ñay fecc di fecc ñay way di way Pape ci guy googu la cosaanoo kon wayam deret la ci moom njëkk ma netti la ñaari anecdote ba ñett dafa am benn bés ñu dem soirée cosaan Youssou Ndour moo doon tëgg instant boobu mi ngi woon Lemzo Jamono te avant muy nekk Lemzo Jamono jaar na misaal bu Padois jaar ci ay groupe yu bari ba ñëw ba nekk fii installé wu fii doog a retrouvé wu ak Lamine Faye mu yóbbu ko Lemzo Jamono ñu toog ci buntu à cosaan avant soirée bi commencé boobu sax duggaguñu mu ne ma Tonz kañ lay def comme Youssou Ndour nii di jël salle di ko feesal ma ne ko ambition bi am na dana ma dégg xam naa maa koy fàttali lu doy waar am soirée boobu ay artistes yu fa daje woon du teggin sax ñu tudd seen tur ndax ñoom ñëpp ay kii lañu ay mbokk lañu Youssou Ndour soirée bi fees dell Youssou Ndour jël benn son bu ñuy wax No More te ku ne xam ne ni No More Lamine Faye octave yi da koo aj No More ca kaw ngay way ña fa nekkoon ñëpp duma leen lim ndax duy teggin waaye Pape jël na ndam la keroog Youssou Ndour xam nga keroog lan la ko doon entraîné ay métro boobu euro xewagul métro moom moo nekkoon franc français Youssou Ndour ko doon taral ay métro Abi Faye ma nga ci àllaaxira yàlla ko yàlla yërëm yàlla jéggal ko bi soirée bi tasee Abi Faye moo ñëw fekk ko fi ñu taxaw di jël taxi mu ne ko Pape mu ne ko yow li nga def dafa loo ko sa bopp Lamine Faye nga ko defal ndax ci loxoom nga nekk tey li nga prouvé fii ci biir cosaan su ma demee incha allahu suba dimanche dama naroon tëdd reposer mais kër Lamine laay añate naa ko rendre compte Pape je suis fier de toi kontaan naa ci yow beneen bi si des muy benn jour bu nga xam ne nii Lemzo Jamono aussi moom moo doon joué Lemzo Jamono bi muy joué Mayga nekkoon ci benn enregistrement studio moomul Lamine Mayga bi muy ñëw tardivement booba fekk na soirée bi xuus na ndax booba heure bi jot na clientèle baa ngi toog su cosaan fees dell Lamine ne ko Pape mu ne ko ndax mën nga relever Mayga looloo taxoon à l'époque ñu bari su Pape Moussa way ñu ne moom Lamine Maygaay way foofu la jógee Pape na ko bien sûr que non mu ne ko acca bi muy yëg ci plateau bi di way ba soirée bi xaaj Mayga doogu dugg si mais Mayga bi mu ñëwee dafa dem dugg ci douche bi ci toilette yi fa la toog di déglu ndax moom dafa amoon surprise ci àddunaam ndax Mayga moo doon wax naan gëw ma ne woon ne man Mayga kenn dana ma relever ci kaw suuf muy anecdote bu lay wan ne ko aussi Pape ñun staram bettuñu mën wayam bettuñu. waaw loolu moom dëgg la moom ndaxte ñàkk loo xamante ne amul histoire
loolu moom boo ma ci laajee dinaa ko wax ndax Pape loolu la xam ba mu juddoo ba tey fi la juddoo fi la yaroo kër gi koo xamante ne rek juddoo na fi yaroo na fi am histoire wala bëri xadar nekku fi waaw du ci waa kër yaayam du ci waa kër baayam te nijaayam yi tamit tuwaar fakal la macha allah ñoo ko yar waaw. waaw il a été toujours comme ça nit la boo xamante ne il est timide nit la boo xamante ne nit bu am sutura nit boo xamante ne buy def social sax du bëgg nit xam ko parce que timidité am la Pape il fait beaucoup de social Pape day dimbali ay nit ci ordonnance ay ci ñu feebar Pape day dimbali ay jàmbur man Jean ko ne mun naa jox benn anecdote une dame boo xamante ne elle est malade war a def ay dialyse lépp il l'a pris en charge durant des années te nit musu ko wax nit musu ko xam loolu moom njëkk a frappé ci moom parce que dañu nekk ci jamono joo xamante ne léegi dëkk bi quand tu es vedette booy def rek nit ñi dañu war a ñëw taxaw or que c'est pas ça mais moom loolu dafa yàgg ci moom bien avant sax ñuy wax ay star planétaire star international il a été toujours comme ça c'est une personne boo xamante ne dafa timide am kersa yaru buy def du bëgg nit xam ko man je peux en témoigner ñaari tali laa dëkk je fais partie du comité directeur de NGB li muy def ci social bari na day dimbale ñu bari handicapés yi tout récemment def nañ ko fi ambassadeur des handicapés comprendre nga ay dons ay conteneurs yu bari mu indi ay matériaux pour les handicapés les gens n'en parlent pas il est comme ça mi ngi ci xaru tabaski yi les gens n'en parlent pas il est comme ça bu lay dimbale sax bu lay jox xaalis sax danaan boy s'il te plaît dama la koy ñaan c'est entre toi et moi li nga ma ñëw soumettre soxla la pour diw mais de grâce nañ ko def ci sutura nit bañ a xam ni j'ai fait ça parce que bëgguma loolu quoi dama bëgg ñu def lépp dans la discrétion et loolu ça m'a beaucoup frappé ci moom ça m'a beaucoup frappé des fois damay gis nit naan Pape du def nii Pape du def nii da ngay bëgg sax réagir sur le net mais non tu peux pas parce que nit ki la parce que bu koy def dala naan bëgguma ñu xam lii na les sama diggante ak yow ma ne ko nag mais star nga fii ñi ngi def di créer ay buzz ki mais pourquoi pas toi mu ne man je suis pas comme ça moom ay man jaaxal na ma sax bi ma site internet bi ne dama lay ñëw interview parce que moom boo ko waxee moom bëggul yooyu musul bëgg ay interview moom xolal bu dul génnee album ñu war a def promo album bi yoonam newul ci dara. koo xam ne nii nit kuy def lu baax la il est très social nit ki la koo xam ne nii su lay jox comme ni ko Olof yi waxee bu lay jox droite gauche bi sax du ko yëg nit la koo xam ne nii. waa Pape ni mu mel ak ñun ci biir kër gi ci social comme doom ni muy mel ak waajuram ci biir kër rek ci social parce que bu ñu yóbboo ne ñun mooy suñu Seex Amar namuñu dara ci moom lu ñu namm rek Pape dinañu ko defal parce que xam na fu mu toll ci ñun xam na lu mu bëgg ci ñun te mi ngi koy def te nit la koo xam ne boo ko njëkkee gis rek bëñam ngay njëkk a gis mu doon xale bu yaru xale bu am taalibe kooku loo may bëgg a laaj ci moom mënuma laa wax ci moom loo xam ne xaw ma ko lu ma xam ci moom lu baree bari maa ko yar ci sama loxo bii tey jii dama daan tëgg ay soirée sénégalaise Pape da daan ñëw nekk ci biir soirée sénégalaise ba di fa woy te booba mu nga woon Lemzo jamono mu doon nit ku bëgg aar bëgg li muy def waaw kon yow boo ma laajee ci Pape Diouf dinaa am lu bari loo xam ne bu ma koy wax sax fii la ñuy fanaan Pape woyam bi ma njëkk a marqué ci moom mooy almoodu parce que woy la boo xam ne tey képp kuy almoodu du caagee ni kuy yalwaan kese doomu aadama bu nekk rek almoodu nga parce que daf ko woy pour askan wi woy ko tamit pour la jeunesse woy ko pour ñi nga xam ne ñoom ñoo màngaani nekk ci biti kon Pape woy boobu moom a njëkk a marqué ci woyam yëpp waaw. d'accord ñu toll ci moomu anniversaire lan nga koy ñaanal. waa di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal di ko souhaiter joyeux anniversaire di wax lépp loo xam ne mu ngi koy wut ci carrière musique am yàlla na ko suñu borom defal ba disque d'or bi ñuy séentu yàlla na ko suñu borom indi ci barke Muhammad Rasulullah di ko ñaanal gudd fan ak wér
avant ñu lay bàyyi. Anecdote bi non bari na xam nga fii moom këru géewal la kër gu mag la man mii sax fii laa yoroo ci biir kër gi bon bu ñu musaan heure añ dafa bëgg ceeb nag dafa bëgg ceeb gars yi dañuy toog Pape day dem entraîner ba sonn xiif xam nga rek kër gu mag ñëpp dugal loxo mais bu xiifee bëgg ñi ñu occupé wu day jaay di créer benn ambiance rek génnee benn léeb ku mën a léeb a ngi noonu nag xoolal génnee benn léeb bu léebee gars yi ree ci boor bi ba daanu saa waay di añ yu mag anecdote boobu daal loolu heure bu ma ko fàttali ko damay ree ba tëdd dama ko koy fàttali sax ne ko saa waay heure bu musaan xiif gars yi toog ci boolu añ léeb ngay créer ñëpp daanu mu añ bi jóg dem tëddi. ah xanaa nag di ko ñaanal nag gudd fan ak wér-gu-yaram waaw loolu laa koy ñaanal waaw moom kenn man yaay laa man mun ma leen a gërëm dama leen di bàyyi ak yàlla suñu borom bi yàlla nag bàyyi ko fépp ak borom këram ñu yokk ba yëg ko. alors je pense yéen itam gis ngeen parce que doomu aadama booy def lu baax dafay fekk ña nga dëkkal ñu wax ko donc ñu yar Pape depuis xale ci bu ñu jàngatee wax ji maanaam musique bi doon na loo xam ne ba muy nekk xale daan nañ ko ràññee ko ci moom et toujours les mêmes mots reviennent Pape dafa timide Pape dafa bëri sutura et c'est ce qui est important pour une personne. alors mesdames et messieurs chers internautes gis na ni ngeen xam ne noonu la ñu demee foofu ca ñaari tali bi ñu woowee yaayu Pape itam même témoignage la ñu wax waaye moom nee na li ko doon gënal moo ñu ñëw ñaari tali parce que fii la Pape yaroo mère boobu ngeen gis moo ko boot nijaayam boobu moo ko tatagal mère amee ñu noonu donc dafay baax ci ñi nga xam ne ñoo fekkee ñu wax mère Thiali itam am na témoignage yu ñu wax par téléphone mag yeeg ñoom ñëpp mënuñu woon jël ñëpp parce que suñu amoon lu ñu gënal ñëpp bëgg a témoigner waaye l'émission gëm naa ni du ci xaj waaye ku ci nekk rek am nga loo ñu wax loo xam ne mën nañu ko wax ci Pape Diouf alors dañu dem nag ba biir këram bëggoon nañu jël ki nga xam ne moo di Bébé Bass mais malheureusement dañoo fekkoon mu xaw a jagadi donc moom itam mënuloon wax waaye j'ai eu l'occasion ci li nga xam ne moo gën a rare maanaam kii liggéeyee ci biir kër bi Bébé sax daf ma tere ma wax jànq parce que jàppee wuñu ko jom jànq dañ ko jàppee comme koo xam ne rakk la doom la moom wax na j'ai eu l'occasion aussi ti wax ak ki nga xam ne moo nekk di garder buntu kër Pape Diouf ñëpp gëm xam ci gardien bien vrai que dañ may tere ma wax loolu itam ñoom dem naa ci meeru séeréer yi nga xam ni et je m'excuse sur ce nom ñoo nekk ci koñ ba Pape am ñu mu jëflante ak ñoom gëm naa ni Pape bu ko gisee dina ko bett loolu itam ñoom biñ ma gisee dañ ne ma il faut que ñu wax alors dañuy dem déglu ñooñu ñu wax et juste après on revient regardez vous-même. man fii lépp laa fi doom laa fi jarbaat laa fi parce que yaayam jabaram mën naa ni sama yaay la sama mag la sama lépp la parce que sëram ak sama yaay depuis xale ñu dëkk Yaraax waaw ñu xamee ko lu baax ba yàlla def boole kook Papa Diouf ma nekk fii këram. En tout cas, je suis un travailleur, lui, bon, pas aussi, bon, selon lui, pas comme un travailleur pour lui. Oui, parce que Pape Diouf, c'est quelqu'un, franchement, de très bien, qui calcule personne comme son travail. Il prend tout le monde comme lui-même. Quelqu'un de génial, quoi. Quelqu'un de très gentil, qui a un bon cœur, vraiment, envers tout le monde. maanaam Pape moom mën naa ni nit la koo xamante ni wax ci moom yomb na yombul parce que nit la koo xamante ni nit ak ci zéro faute nit ku amul défaut mësuñoo gis Pape xëy ak beneen kanam ku ci ne fu mu la fekk dana la fekk ba fi mu lay fekk fi ngay toggee ak fépp nuyu ñëpp jox ñëpp cër nag mësul wax dépassé nit benn kàddu lu rafet rek lañ xam ci moom baax mën a jàppale nit xaarul nit ki am soxla muy doog a ñëw si yow chaque fois dooleem poosam conseil mu ngi ñëw ci yow. Bon, Pape Diouf, lui, quand même, c'est quelqu'un bon, qui ne se prend pas bon, pour une star comme ça. Tu sais, bon, les stars aussi, il y a certains stars, même pour t'approcher d'eux, c'est tout un problème. Il y a certains stars encore bon, qui sont simples, qui ne se montrent pas tellement. Ah, Pape, moom mooy nit ki nga xam ne safoo nañu yëg nañu faale nañu diisalul daraay àddunaam tey ci suba rek la dawal otoom bu fii mu taxaw wàcc veeram ndànk tàllal ma loxo te boobu maa ngi fële ti passé te loolu nit ku yëg nit rek moo koy def namuñu dara ndax moom lépp moom bu teelu galaasam chaque jour fii la ñuy fekk lekkam léppam te bu ko neexoon mu ne ñii ay dox daje leen fii laa dajeeg ñoom surtout nit ñuy tooñi ci dëkk bi ay séeréer lañ duñu faale mais loolu fekk ko ci vraiment lu baax rek laa xam ci moom même jabaram bébé baax na oyof na yaatal na boppam léppam fii la ñuy fekk sama kër weeru koor gi ba ni mu toll su may boone moo ma yor bi koor gi desee ñetti fan la ñëw këram ne ma waxal li nga bëgg
ma indil la ko te loolu nit ku baax rek moo koy def man du ma def lu dul di ko ñaanal mu yokku ba yëg ko yal na ko yàlla jàppale ci li muy daw soutenir ko ak lu moo xam li mu bëgg ci àddunaam yal na ko yàlla defal mu xamee tam mii maa ngi koy ñaanal yal na dund ba am barke jàppale leen jàppale yaayam vraiment mënu ma wax sax ci moom ba sori sama xol dafa fees. mais xam nga Oudé nu mu la gisee noonu lay ëwalee mën naa ne soo ñëwee wane ñàkk fayda ci kër moom lañ lay téye man fii nii fii laa bokk sama kër parce que Papa Diouf danaan këram kenn ñëw fi pour liggéey ñëpp fi lañ bokk loolu lay wax ñëpp ay raqam lañ ay doom lañ ay jerbaatam lañ moom lay dundee ñëpp moo tax fii leen loo xamante ne lu metti la parce que mën naa ne jabaram sama yaay la te man kër gi dañ maa jox cër torop muy ñëpp ba ci seen doomi Fallou mi raq Pape ñoom ñëpp dañ ma jox cër waaw. Ça quand même je confirme. Même à son insu, ça quand même je peux me battre pour ça. C'est quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très gentil, très simple. Il fait beaucoup de bien pour des gens. amul sax wax lépp lu mu lekk ci këram suba ba ngoon ñun lekk nañ ko loolu moom yàlla seedal nañu ko ñun ñii dëkk ak moom yàlla mu ngi gis lépp lu waaye wax ci moom rek na doon lu dëggu. dëkkandoo yi jàmm ak salaam Papa Diouf bu sañoon añ bi muy añ moom la dëkkandoo yëpp di añ parce que ku ne salaamaaleykum xamul ndax añ am na wala amul defaral leen mu añ defaral leen lu lekk moo tax fii ñemewoo togg sax lu tuuti ñemewoo togg lu tuuti parce que rus nga nit ñëw mu ne la defaral te fekk añ amu fi moo tax lu mu lekk rek bu sañoon moom la dëkkandoo yëpp di lekk. Bon, avec les gens du quartier, quand même, c'est tout le temps génial. Parce que dès qu'il vient tout de suite, il sort de la voiture, tu vas voir même les enfants, les jeunes, crier Pape Diouf, Pape Diouf. C'est quelqu'un de très social, quoi. yaru noppi baax ubbeeku billaay wallaay nit ku baax la nit ku yëg nit. man dignité moo ma gën a neex mais Patra tamit dafa am souvenir boo xamante ni Patra boobu xale la waaye sama benn cousin papa dafa nekkoon ci kër gi amoon ku mu bëgganteel papaam woo ko Saint-Louis ne ko ñëwal may naa la jabar si moom nag laa gën a dégloo son Papa Diouf bu Patra da doon tëju si néegam chaque fois di ko déglu rek. déggoo ma man sama MP mi ngi nii chaque suba moom laay déglu suba ba ngoon moom rek laay déglu macha allah. xam nga nit ku nekk soo joxee cër nit da ngay bëgg ñëpp jox la cër Papa Diouf dafa jox cër doomu aadama muy képp ku mënti nekk dafa jox cër doomu aadama du manquer de respect nit jox na cër nit fonk na nit bëgg na nit. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire à Pape Diouf, longue vie, beaucoup de succès, beaucoup d'avancement. Je lui souhaite joyeux anniversaire. ma koy ñaanal gudd fan ak yokku ba yëg ko yal na ko yàlla jàppale ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di ñaanal képp koy mbokkam saa yoo xëyee neel amin Pape moom yokku rek ba yëg ko ca kaw ca kanam. non Pape moom dañ koy ñaanal yàlla musal ko si ceet musal ko ci làmmiñ parce que loolu mooy gàllankoor doomu aadama yoon bi mu jug nii rafet na ba pare ñu ngi koy ñaanal fépp mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale yàlla may ko xewal gu bari gudd fan wér gu yaram ak mboolem jullit. salaamaaleykum Pape Diouf ak bébé dama leen dégg seen tur gis leen ndax gis naa leen ndax li tax ma gis leen bi suma doom jógee ci yéen ñëw fii kontaan laa ci yéen kontaan naa ci yéen di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ndax li ngeen def kat mënoon ngeen koo ñàkk bañ a def ndax nit am na lu ëpp loolu te defu ko ci nit waaye li ngeen def ci sama doom bi dama leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram Pape Diouf sa bés bii yal nay sa njiglaay ci darajay Muhammad yal na nga ko def ay at yu bare bari ba ñu di la weer ci naaj bi Pape jërëjëf yaa sa soxna si kontaan naa ci yéen li ngeen ëpp sama doom bi lu ngeen ko defar si. salaamaaleykum yéen waa Dakar Buzz kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant di la gërëm laaj bi ngeen may laaj nag ci Pape Diouf wax dëgg yàlla dinaa ci sawar a tontu sama doomi ndey ndax Pape Diouf naa ne presque maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay amul dara loo xam ne nag lu ma réer ci moom la wala lu ma umpale ci moom ndax Pape Diouf depuis ñi xale ba tey maa ngi moom ñooy ànd nekk ay tuut tànk yàlla def ñuy ànd di ànd ba yàlla def moom oto boppam woo ma ci may continuer di ànd ak moom 23 ans ànd naa ko ak Pape Diouf kon lu ma leen wax ci Pape Diouf rek lu ma xam la
te Sénégal ñu ci bari dañuy umpale Pape Diouf yaatu gi ci moom ak tabe gi ci moom ñu ci bari dañ koy umpale man mun naa wax ne Pape Diouf gisuma nit ko gën xol ci àddina ndax baax gi ci moom man gisuma ko fenn laabir gi ci moom gisuma ko fenn Pape Diouf dama koy wax sax naa ko yow xolu jigéen nga yor quoi parce que moom bëggul a gis nit kuy souffrir wala nit koo xam ne ni lu metti daf koy dal bëggu ko Pape foo ko jàmbate soxla tant que fajul sa soxlaam dandu na loolu moom wóor na ñëpp te li ma leen wax nii lu ma xam la ci moom parce que ba may ànd ak moom du tey te bëgg lu ko neexit du taxit ma koy waxal lenn loo xam ne ni defu ko ndax kenn ku ci nekk sa travail ba mel moom nga am li may wax nag yàlla moo ma ci doy seede mais du nit ku yàlla bind Pape Diouf nit ku baax la gisuma masumaa gis nit ku mel ni moom ndax ay waajuram ni ñu mel Pape Diouf sax kuy lam-laamee baaxam dangaa xamul ay waajuram mais ay waajuram ku leen xam di nga xam ne xel ne Pape Diouf ni mu mel noonu la war a mel ndax papaam xam naa ko xam bu wér nekk ak moom ba ni ko fi yàlla jëlee yàlla na ko yàlla xare àjjana fil daw si muy paa bu baax a baax su may wax ci moom sax sama xol dafay tooy parce que mënumaa wax ci moom ndax paa bi bëgg gi ma bëgg ak ni ma meloon ci moom chaque jour dama wax naan yow yaay sama taaw ñuy ànd bu rafet ba ni ko fi yàlla jëlee yàlla na ko yàlla xare àjjana fil daw si yaayam it ñëw encore yàqu ci dara muy yaay càlla ñi nga nit ku baax a baax yàlla na ko fi yàlla baay moom fekk njëriñal Mohamed mi ab sëtam yàlla mën na ko yàlla defal Pape Diouf nag man ak baaxaayam naa ne su ma koy lim fii ba suba fii laay fanaan parce que li ma bëgg a wax yëpp du xaj ci vidéo bi ndax Pape yaakaar naa ne baaxaayam moo tax man ma nekk fii tey moo may indi Italie gii ma nekk fi di fi daan sama doole masuma réeroo ak moom it masuma ñàkk ba ñu déggante ak moom chaque 2 jours yu ne dañuy déggante téléphone mu may laaj fii nan la mel ak affaire yooyu ma ne ko maa ngi fi da tax mënuma góorgóorlu rek yàlla baax na chaque jour dañuy déggante nit ku baax la nit man mas Pape dama koy wax naa kan chaque jour tax yow xëy na way yàllaa ko tudd ci yow rek waaye way du sa métier ndax ni nga mel xol bu oyof bi ci moom gisuma ko ci kenn Pape li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu yàlla defal yàlla may ko disque d'or loolu laa koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal disque d'or boo xam ne ak njabootam ak jabaram ak ñëpp dinañ ci xaj yàlla mën na ko yàlla defal te Pape ñi mu jàppale fii bari na su ma koy lim fii laay fanaan baax nag laa xam ci moom wax dëgg yàlla baax laa xam ci moom mënumaa wax ci moom leneen lu dul baax mais li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bëgg wax rek ci Pape Diouf tuuti ci baaxam waaw Pape Diouf nit ku baax nga noonu nit ku yaatu ku tabe waaw mun na dëkk ak ñëpp nag Pape moom nitu kese la amul benn problème wax dëgg yàlla di ko ñaanal nag anniversaire am bii yàlla na ko jib waaw mu dund ba ay mayam di baawaan dund ba màgget ba ñu koy weer ak di weri li mu xalaat njottam yàlla na ko yàlla defal lu ëpp lu mu xalaat daal waaw ci darajay Seydina Muhammad man de maa ngi koy ñaanal rek kontaan si ñoom kontaan si bébé nit ku baax la. waaw jërëjëf ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi damay sant samay ñaari waajur di sant waa Dakar Buzz yi nga xam ne ñoo ma may occasion fu ma wax ci Pape Diouf di sama papa ndax wax ci moom nag jafewuma dama koo xam bi ma koy xam day doog a dugg ci musique dëkk ginnaaw raay ma ànd ak moom ginnaaw raay ànd ak moom Maris ànd ak moom Djili Mbaye ànd ak moom West Foire kon kenn gënu maa xam Pape Diouf xam naa ko bu baax musuma wax ci moom nag ndax wax ci moom dafa jafe ndax dama ko bëgg ba wax ci moom daf may diis mais tey damay takk sama dënn pour wax ci moom ndax nit la koo xamante ne bii dafa am ay jikko yoo xam ne dama ko gis moom muy jikko yu ma naw mooy li Olof Njaay di faral di wax mooy Pape Diouf su wax ji baree du moom mais bu jëf ja baree moom la këram laa nekkoon di ko toggal te ci ba ma nekkee këram nit ñi facture courant dañ koy di fa la may fekk facture ndox yi daf ma fay fekk ñi am problème location su ñëw bu leen koy fayal daf ma fay fekk ñi feebar ma gën di faj dañ ma fa daan fekk mais nag lu mu ci mënti def yow mi mu ko jox yaay wàcc suuf gërëm ko sant ko ñun ñu dégg mais moom du ko ci waxaat muy benn ñaareel bi man dama doon togg ko ci kër ga dañ daan xëy jënd xar togg ko ceebu yàpp ak Serigne Babacar si waa kër gi añ ndax bu ñu demoon ba yegg kër gi day fees tellement ba ñun ñi dëkk ci kër gi duñu mën a añ moom mooy jug jël oto te mu jënd dibi fukki junni ñu mën a lekk ceeb ñu mën a añ ca dibi ba loolu yombul weeru koor
ñaar fukki kilo mburu ak juróom laa doon dagg mburu man maa ko doon dagg maa ko doon defar laal ci kaw laal ci suuf te day am croissant am lépp dañ koy lekk ba mu jeex tàkk te ay jàmbur yàlla ay moomin ay ñoo xam dañ doon fréquenté këram balay xolam di seet daal mooy kër gi dafa fees dell ba ñu yàq boole ñii dugal seen loxo ñii duñu mën a dugal loolu jikko la boo xam dama ko xam ci moom muy benn muy ñaar beneen bi ci topp mooy ni mu meloon démb ak bërki démb noonu la mel ba tey ndax man bi muy takk jabar tax ma woone ma Ndeye Sall te tey dama lay wutal yaay ma ne ko man mu ma waaw ma ne ko baax na ñaanal ko bi takk gi passé premier jeudi mu ne ma ñëwal kër gi ma présenté la sa yaay ma sol sama daal dem këram bu ma demee këram ñu présenté ma bu Bass mi tey booba nag ci saa si mu def acte bu rafet mooy dafa ñëw ànd ak man dem jëndi jën àndaat ak man dem defari boppam ci benn salon ñu jóge fa dem jëndi jën ñëw togg reer man ak moom te tey la mooy mës a gis kon su ma jàppee ba demal man foofu yëpp ci Pape Diouf la ndax moom mi ngi may door a gis xamuma musuma gis musuma xam loolu bu passé ñu may ñibbi mu ànd ak man ba ci banque bi nekk Yoff may ma xaas bëri wala maay chauffeur bu tudd Modou Waalo muy chauffeur bu Pape Diouf la woon ñu yóbbu ma ba sama kër loolu dama ciy sant bu baax di ko ci gërëm ndax ne ku gërëmul yàlla doo gërëm nit ndax moom mënoon na ñëw tey lu bësam sax mais daf ma defal lu baax il faut ma boole ko ci ndax mënoon naa ñëw mu séparé ma ak Pape te bu ma séparé ak Pape damay séparé wu ndax fii nga may gis nag bi ma am xale bu tuuti la bu ma nekkee xale bu ndaw laa toog Pape Diouf aw ma numéro téléphone am parce que mënu ma ko woo du ma waxtaan ak moom su ma amee sama soxla ci moom sax Bass laa ko waxal ma ko Pape parce que mënu ma wax ak moom dama ko bëgg ba mënu ma wax ak moom Pape Diouf nag dara mënut a jaaxal kenn ndax boo fréquenté ginnaaw raay fekk kër yaay caal nga xool yaayam xool ko lu Pape Diouf def da ngay xam ne lu mu war a def la loolu yëpp di loo xamante ne di sant yàlla la buggul ku ko waxal lii may wax nii sax buggul ku ko waxal lu baax buggul boog ay mbiram di fës ci ay rajo ak ay télé muy animateurs yi di waykat yi di fecckat yi di animatrice yi ak animateur ak théâtre kat yi amul kenn koo xam ne kii daal ñëwul kër Pape bi fekk ma fa te ku dugg këram boo génn enveloppe ngay génn bu dis gan nag te du ci boole benn wax xaru tabaski Pape Diouf di ko yeewu buntu këram parce que nee na boo ko yeewee nit ñi dañuy ñëw foofu ñuy film naan Pape Diouf moom may kii xar wala moom may ay enveloppe xaalis lay jël di ko may nit ñi dama koo fekkee Korité ay enveloppe xaalis lay jël di ko may nit ñi Màggalu Tuubaa ay enveloppe lay jël di ko may nit ñi kon kooku li ma koy ñaanal mooy gudd fan ak wér di ko ñaanal mu yokk ba yëg ko anniversaire lañ bi nag maa ngi ñaan mu koy feete ay ati at di ko feete ba Mouhamed di ko yóbbu Màkka ndax man mii di wax ak yow defal na ma lu ne ci àdduna keroog bi ñu may takk ma bàyyil ko sama bopp boobu sama papa yëgu sama yaay yëgu bi takk yi egsee ma dem këram ni ko papa dañ may takk bés sàngam mu ne ma waa baax na ma ne ko sama papa nag nee na est-ce que moom mooy ñëw comme fi nga toll nii mën naa am ñu dem ba ca jour ba mu tawoo ay nawleem te yow doo ñëw mun ma fan nga ma bëggoon fa laa lay fekk may la 4h30 la Pape Diouf ñëw Géejawaay ànd ak Bébé Bass ànd ak Badiane Thiéna ànd ak Biram Ndaw ak ay xaritam ak ay rakkam ak i magam ñoo fekk ma Géejawaay maye ma sagal ma suturaal ma gunge ba sama nekk moom jabaram kon kooku mënu ma ko fay su ma soree dinaa jooy parce que li ma lay wax moom mënu wax ci moom lu bari mais li ma mën a wax ci wax ji li koy tënkee mu bari mooy li ma la wax sànq rek laa lay waxaat ku màtt ko su gisee Pape Diouf day ngaan àndi démbam nag ba tey lay àndal kum ci àndatuloo yaa toog xool ba xam ne xëy na peut-être ñoo too àndal moom nga toog mais Pape Diouf du wax nit lu ñaaw du def nit lu ñaaw du wax safar boo toogoon fii ci saalam di wax tay wax du la tontu boobu boo waxee naan pare na ci doo dégg moom benn yoon baatam jóg jabaram day dem États-Unis bàyyi maa ngi moom ñu ne ca kër ga su ma soxlaa du ma woo ne ma Ndeye Sall kay defal ma nangam day jël téléphone woo gaar Ousmane Diallo wala mu woo Ousseynou ñu nijaayam ni ko waxal Ndeye Sall defal ma nangam su ma yéegee ci kaw di ko defaral mun ma Ndeye baal ma àq de maa ngi lay sonn ndax liggéey bi daal bari waaw nit boo koy fay sa xaalis boo koy liggéeyee war nga koo baal àq te doomam laa léppam laa sama lépp Pape Diouf la man ku ma bëgg maag Pape Diouf ku may bañ boole maag moom bëgg ku bëgg Pape Diouf bëgg naa la ku bëgg Pape Diouf xawma ci yow benn soxla noonu la ma yàlla bindee maa ngi koy ñaanal nag gudd fan di ko ñaanal wér di ko ñaanal mu feete ko ay ati at yu bëree bëri su ma gënee xuus ci wax ji mun naa jooy wala date bëgguma loolu man daal li may ci gàttal mooy maa ngi koy ñaanal anniversaire bi yàlla na ko feet ay ati at ba pare ak képp koo xam ne danga koo bëgg ñi ko bëggul sax yàlla na ko yàlla boo bàyyi yàlla na ko yàlla bàyyi ak ñooñu ndax mu bañul kenn wax dëgg yàlla sant naa ko gërëm naa ko sant naa jabaram Bébé Bass gërëm naa ko ndax nag sama diggante sama papa yàqu ci dara te ku santul yàlla doo sant doomu aadama maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ci yow aussi
Pape ku soxor du gërëm ku iñaan du gërëm Pape yow dangaa gën dangaa baax Pape Diouf yal na la yàlla defal jàmm korité danga ma fi fekk ak teraanga ak sutura ak jamono ji ni mu mettee tabaski bi ñëw nga fekk ma fekk xar bu mag démb ci guddi ak jamono ji ni mu mettee Pape teguma la loolu sasuma la ko mais nag yal na la yàlla fay man la faa jabaru Jules Diop sa batteur maa bég ci yow kontaan ci yow defal la vidéo bi yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na la yàlla yiir te nag Pape yow demal rek li ci kanam rawuli bët yal na la yàlla gën a teral yokk la ba nga yëg ko ndax man damaa kontaan ci yow ndax bu la neexoon sa liggéey ak Souleymane rek ngeen yam ci yéen ñaar mais nag danga ma cee boole daggal ma salaire te salaire boobu nga ma daggal xeebu ma ko de dama koy wax àdduna yëpp di ko dégg ku gërëmul nit doo gërëm yàlla Pape yal na la yàlla fay yal na la yàlla bay suñu kanam yal na la yàlla sàmm aar la yéer la sa wërsëgu ndey ak sa barke baay gunge la ci barke salaatul faatiha. Léegi Pape joyeux anniversaire au thème fort. Anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Ok, Pape Diouf, joyeux anniversaire, on t'aime fort et continue comme tu aimes toujours. Peace and love jarbaat on t'aime fort yow fii nga nekk si suñu ay biir xol te duy caaxaan salaamaaleykum. waa Pape maa ngi lay ñaanal joyeux anniversaire di la ñaanal di la wax happy birthday to you dundal ay ati at loo dund doyul Diouf dundal 111 ans sans ordonnance. Happy birthday encore une fois on t'aime très fort grand peace and love. tey sama doom ji joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Pape Diouf joyeux anniversaire bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex Pape Diouf bés bu dellu si moo neex dundal ba say may du baax. Pape joyeux anniversaire on t'aime fort. Pape joyeux anniversaire thème fort. Pape Diouf joyeux anniversaire on t'aime fort. Pape joyeux anniversaire on t'aime fort. Joyeux anniversaire on t'aime fort plus fort. Alors, mesdames, messieurs, l'émission tire à sa fin et je pense bien à l'unanimité, vous êtes vraiment contents. Je pense bien que gis ngeen ni doomu aadama def lu baax rek moo gën. Alors, ne pensez pas que j'arrête ici. Damay continuer ak yeneen ndaanaan. Donc, yéen waaj leen. yéen ñi nga xam ne yéen laa koy defal doo leen ci yéeg dara da ngeen di jékki-jékki rek gis ko wala ñu tegal leen ko. Aujourd'hui, c'était vraiment Pape Diouf, le leader de la génération consciente. Demain, ça peut être une autre star, un autre sportif whatever ku nekk mën naa ko jël wala sax sous forme de commentaire wax leen kan ngeen bëgg ñu dem defal ko témoignage. Et n'oubliez pas bu ma demee jël itam luñ ma wax moom laay wane mu baax wala mu doon le contraire dañu koy génne parce que itam lu am importance la. Alors dem leen sous forme de commentaire wax ma koo leen bëgg ñu defal ko l'émission yaa ko waral. Aujourd'hui c'était Pape Diouf et aussi son anniversaire et j'en profite de par ma voix l'équipe de Dakar Buzz vous souhaite un joyeux anniversaire. I wish you all the best. Dundal lu bëree bëri que cette année soit vraiment une année de plus, une année de bonheur et de prospérité. Alors mesdames, messieurs, on est arrivé au sommet de notre émission. Je pense bien vous êtes vraiment contents et je vous donne rendez-vous très prochainement ak keneen lay doon. N'oubliez pas continuer leen abonné waaye lépp bas leen tamit loolu di notification pour ngeen am bépp xeetu notification des toutes nouvelles émissions vraiment fraîches ñi ngi ñëw juste pour faire plaisir yaa ko waral sur Dakar Buzz avec Big Taf. Bye bye.